Bonjour chers internautes, bienvenue et merci de nous suivre. Nous sommes aujourd'hui au Centre international du commerce extérieur du Sénégal, CICES, plus précisément au REDAC Ramadan Expo Dakar, édition 2022. Nous vous invitons à suivre, c'est dans un instant. maaleykum salaam maa ngi leen di delloo ziar bu baax. ngay wooree moom macha allah. merci beaucoup. baal ñu nga fàttali ñu tur bi ak sant bi. waaw man maa ngi tudd Diégui Yacine Ndiaye. léegi ñun tey dañoo ñëwoon ci Ramadan Expo Dakar bi je pense que on a dit que c'est la 4e édition ñu ñëwoon xool seen exposition yi nu muy demee. waaw effectivement ren mooy 4e édition REDAC. ren mooy 4e édition REDAC mais ñun c'est la première fois qu'on participe quand même. C'est la première fois. waaw donc ñun association lañ comme vous avez dû le voir solidarité et entraide. donc on existe depuis décembre 2019 lañ ko créé mais suñu récépissé ñu ngi ko jot yàggul il y a même pas 2 mois donc on s'est dit que comme depuis 2019 ñu ngi dem ak suñu ay fonds propres suñu membres yi di cotiser donc ñu am aussi ay ñu ñuy defal ay donations donc ñu ne pourquoi pas c'est l'occasion comme fois de Ramadan bi dafa am visibilité et qu'il y a beaucoup de personnes yuy ñëw ci foire bi pourquoi pas ñu def stand donc exposer yenn produits yoo xamante ne ce sont des produits du terroir et defaale fundraising mooy collecte de dons voilà à travers vente suñu articles yi donc on a fait ay panier ndogu yi donc dañ koy jaayee un tout petit peu plus cher que d'ordinaire pour que différence boobu nekk contribution nit ñi di ñëw ci foire bi. donc on a prévu aussi ay lot de produits donc yoo xamante ni composition bi dafay nekk ceeb diw tout ce dont on a besoin mais waaw pour le mois de Ramadan tàndarma tout ça mais dañ ciy yokk beneen marge boo xamante ni ki ko jënd dina def ay acham tout en contribuant ci œuvre association bi voilà donc tout en sachant que lépp luñ ci am comme bénéfice dafay dem ci keesu association bi et que ñun du koor gi rek moo tax ñuy œuvrer ñun depuis Covid bi. waaw donc on a eu à faire beaucoup d'actions vraiment et que yemuñu nag Dakar également. social la wala. waaw lépp social rek la amul politique y a rien du politique du dara social rek entre ñun ñuy ku nekk indi loo am ñu dimbale ñi ñu tane. loolu la ñu woote. solidarité bi noonu la. voilà et entraide ñun membres yi ñooy boole ku nekk indi li nga am ku am 10 000 indi ku am 100 000 indi ku am 200 000 indi ku am 2 000 francs indi ñu boole yëpp léegi cas yi ñuy soumettre parfois nit woo ñu ne ñu dafa feebar mënul jënd garab ñu jëndal ko garab parfois nit nañu dafa war a def imagerie médicale rajo amul moyen ñu fayal ko parfois famille ne ñu amul lu mu lekk ñu dimbale leen parfois ci koor gi si waaj a jeex dañuy def ay enveloppe d'argent xool famille yi nga xamante ne vraiment waaw ñi ngi ay néew doole ñi ngi dans le besoin ñu jox leen ko waaw. ba clientèle bi ñu ngi leen di wuyu si fii. waa demeegul noonu nag mais ñi ngi ñëw ndànk-ndànk. yan produits yi ngeen di jaay. bon comme ñun waa Linguère la ñu dëkk. te Linguère ku nekk xam na ko ak sump donc am nañ benn GIE boo xamante ne seen ñi fa bokk si dañu bokk ci association bi ñoom dañuy defar sump donc seen ay produits la ñu indi pour exposer leen. man personnellement man maay defar café Touba bi ma indi samay café exposé donc soxna Sële aussi Xadi Ali ki def ne ci association bi la bokk moom couturière la moom moo indi ñaw yële kii toog jaayaale tamit ay ñaw si yëpp am na ay après ngeen visiter stand bi kii toog aussi Absa ci association bi lañ bokk ñoom ñoo indi tissu yi HLM lañu am cantine donc loolu la suñu beneen tante aussi association bi la bokk moom ma jaay tàndarma yi moo indi tàndarma yi donc loolu la. buñ la déggee bu baax yéen da ngeen di jàppale néewu doole yeeg yooyu macha allah yal na leen yàlla jàppale. amiin yaa rabbal aalamiin. pour nit ñi mën leen a contacter ban numéro la mën waaw mën nañu oote si 78 146 89 58 wala numéro trésorière bi 77 648 99 61. kon donc seen association dafa am ay membres de bureau. am nañ bureau am nañ lépp am nañ suñu récépissé am nañ suñu compte bancaire on a tout ça. ay jigéen kese la. non am na ay góor également waaw. merci ñu ngi lay jaajëfal bu baax. soxna si ziar nañ la. delloo nañu ziar. yaa ngi si jàmm bu baax. ça va alhamdulilah ñi ngay wooree moom rafet na macha allah. yéen ma dàqale.
rek. baal ñu nga fàttali ñu tur bi ak sant bi. maa ngi tudd Aminata Bathily nekk fii ci foire du Ramadan bi may liggéey ci Belle Sans Maquillage ñu jaay ay produits 100% naturels ay lait de corps ay savon naturel saponifié à froid ay lait à base de cire d'abeille ay huile pressée à froid en grosso modo daal. Depuis quand nga commencé exposer ces produits fii. waaw bon man marque bi mu dalee exposé boobu man ñëwaguma sax yàgg na mais man ça fait 4 ans léegi maa ngi ci bokk. Depuis 4 ans yaa ngi ci Ramadan Expo Dakar bi. exposition yeeg yooyu. noo leen di dundee ak seen stand bi mbaa cherul liñ leen koy loué stand bi. Non ça va c'est abordable par rapport ak yeneen foire yi moom yii moo gën a abordable. yan différents produits ngay exposé fii. waaw bu ñu xoolee côté savon yi. mooy li ma la doon wax sànq ce sont des savons naturels 100% naturels saponifiés à froid pare sur gras donc am nañu ay savon laurier tamarin sump miel karité am na nebedaay bëri na daal am na aussi fuddan ak nepp-nepp fuddan kese savon tulukuna waaw gamme bi moom bëri na large na trop pour chaque type de peau la en fait ku nekk ak sa peau selon peau bi ni bu dee dafa sensible dafa am ay allergie wala pour peau grasse waaw ak yooyu. mbaa clientèle bi nga leen di wuyu si. waaw bien sûr parce que dañuy def proposer selon chaque bourse. Le savon est par exemple mi ngi varié de 1000 francs non de 500 d'ailleurs parce que am nañu ay savon neutre yoo xam ne c'est à 500 francs ça varie de 500 francs à 3000 donc ku ñëw rek di nga ci gis sa bopp. comme que Ramadan Expo Dakar lañ wax fii ci CICES est-ce que li ngay jaay adéquat na ak Ramadan bi. ak Ramadan bi waaw parce que nag man li may jaay nekkul ne dafa di loo xam ne dañ koy soxla tout le temps par exemple saabu dañ koy soxla tout le temps pour sangoo ko huile yi aussi même chose utilisation cheveux pour le corps aussi lait de corps même chose donc voilà ça. seen publicité bi jàll na aussi. waaw publicité bi peut-être de notre côté ñun on fait des efforts mais sinon au niveau de la foire en général je sais pas exactement nag maîtriser wu ma côté boobu. comme fekkee nit ñi ñu ngi ci seen réseaux sociaux yeeg yooyu noonu publier de leur côté def ay efforts bon ñi mën a sponsoriser ça dépend de chacun rek. yan numéro lañ la mën a woowee. pour que suñu mbokk internet yi bu ñu seetaanee vidéo bi pour ñu mën laa woo. waaw pour ku ñu bëgg a jot rek suñu numéro 77 la 272 76 16 ak 70 494 64 62 ñu ngi aussi sur Facebook ak Instagram Belle Sans Maquillage waaw. d'accord merci beaucoup. soxna si ziar nañ la. mi ngi delloo ziar. yaa ngi si jàmm. sant yàlla alhamdulilah. mën nga ñu fàttali tur bi ak sant bi. maa ngi tudd Mami Gaye waaw. tey dañoo ñëwoon fii Ramadan Expo Dakar bi am chaque année. kañ nga commencé liggéey. waaw ñun ci Ramadan bi ñu ngi fi ñëw le 29 bi passé ci foire du Ramadan bi le 29 mooy mardi bi passé waa. léegi yow depuis kañ nga commencé nekk fii année bii nga commencé wala yàgg nga commencé. waaw foire du Ramadan moom ñu ngi siy doog a exposé mais daan na ñëw ci FIDAK bi passé. yan produit cosmétique ngay jaay. waaw fii ñu ngi fi am ay déodorant homme ak femme yëpp ay gel douche ay stick shampoing am na aussi ay lait de corps pour góor ak jigéen yëpp yooyu yëpp la ñuy jaay ak ay crème solaire pour visage. d'accord léegi nan ngeen di dund ak seen stand yi nii liñ leen koy luweel cher na wala cher. waaw luñ ko kiiwee xaw naa cher nag par rapport ak kii bi parce que fii da ngay ñëw toog journée bi presque doo gis kenn man ci man boog seen publicité bi moo des stand bi aussi cher na. clients yi prix yi ñu leen di jaayee ndax di leen arranger des fois. waaw clients yi mooy comme ni ma la ko waxee sànq ñoom seen publicité bi xam naa dafa desee jaal moo tax doo gis nit ñu bëri instant bi peut-être aussi ci début bi moo tax duñ leen gis peut-être après dinañ ñëw en masse mais prix yi moom c'est abordable moom man boog li may jaay c'est abordable ak foire bi moo tax dañuy wàññi prix yooyu pour gën a mën a jaay. ñoom seen publicité bi doxul yow ci sa côté mbaa yow yaa ngi def publicité boo xam ne di nga mën a am marché. waaw ñun comme ñoom ñooñu loué fii stand bi te foire CICES ñun des fois aussi suñu côté dinañ jéem a def ay statut pour xëcc suñuy connaissance yeeg yooyu loolu rek instant bi moo wax dëgg yàlla loolu lañ mën comme foire du Ramadan lañ nekk mais en dehors du Ramadan aussi ñun ñu ngi dem ci marché yeeg yooyu di wane suñuy produits.
léegi su ma déggee nga ne ñoom seen publicité bi moo des loolu moo tax client yu bari wuyu sugu leen. waaw man dama yaakaar ne comme dañoo ñëw ci foire xam nga foire normalement war na am publicité bi yow publicité bi comme liñ la loué ci stand bi xaalis boobu aussi publicité bi foire bi ci la war a nekk parce que foire du Ramadan la ñu wax ñoom normalement ñoo war a jàllale publicité bi parce que ñun dañuy xëy ñëw ci stand yi di jaay doo am temps aussi pour def yenn publicité fii nga mën a nekk su client ñëwee nga jéem ko xëcc jaay ko. mais de notre côté comme ñun ci net beex yooyu ay Instagram wala WhatsApp yooyu ci ngay mën a statut des fois di xëcc say proche ndax noonu rek nga mën a def. produit cosmétique yi ngay jaay est-ce que adéquat na ak Ramadan waaw mën naa ne adéquat na benn instant parce que nit ñi aussi dañuy ñëw pour jënd ay lekkax yooyu peut-être Ramadan loolu bu nit ñi di ñëw loolu moo leen di tax a jóg mais aussi da ngay gis ñuy soxla ay déodorant ay lait de corps ak yooyu yëpp di nga gis fii ñu koy soxla. merci à la prochaine incha allah. yaay booy ziar nañ la. yal na yàlla nangu ñaan. noo def. maa ngi fi rek. naka koor gi noo dundee koor gi macha allah moom yaa ngi dund li ngay wooree moom rafet na macha allah. ñu ngi ci koor gi yal na yàlla may ñu bàyyi fii ay ati ñoo mbooloo mi jullit. amiin bàyyi leen fi yéen ñi suñuy doom ak suñuy sët. amiin baal ñu fàttali mu tur bi. Adja Soukeyna Dieng. depuis kañ nga commencé exposer say produits fii. am na léegi ay fan semaine daal ba mu ubbee ba léegi. année bii rek nga ñëw ci nga assister ci Ramadan bi. man chaque année maa ngi fi am naa fi fanweeri at fii presque kon lu ko ëpp sax man chaque foire damay ñëw chaque foire damay ñëw damaa yor sama boutique tëj sama boutique ñëw ci foire bi waaw ñu ngi faraatu nag ndànk waaye nit ñi ñëwaguñ. ak noo leen dundee ak stand yi ni ñu leen koy loué mbaa cherul. cherul nag man laajal loolu dañ koy laaj kii wala nga laaj ko kii. lan ak lan ngay jaay fii. man mol fa rek laay jaay yëfu naan rek laay jaay. yëfu naan ngay jaay. waaw. ñun pël yi nag. ak yëfu pël. léegi mën nga ñoo wax mël fay li nga koy jaayee mbaa cherul genre ndax clientèle bi ñu ngi lay wuyu. am na 4000 am na 5000 am na 6000 am na sax ba 7000. ba 7000 waaw. bëgg naa ñëpp wuy sama ci foire bi ndax dama yore ay mël fay rafet mël fa garanti te du yóbbu du furi waaw. nekkoo di liggéey ci réseaux sociaux yi. non man dama yor sama boutique damay jaay ay mël fu nekk laa koy jaayee damay dem ci faay rek. ku bëgg ci mël fa yi ñu yu tata yi di jaay mën nga ko woowee ci 78 122 03 30. yaay booy noo def. maa ngi fi. yaa ngi si jàmm bu baax. séeréer yi ndeke am na séeréer yu rafetee nii. waaw maa ngi de. waaye pël yee la dàq de. waaw mën naa ne parce que pël yi dañuy xees te dañoo ñuul. tey dañoo ñëwoon ci CICES fii ci CICES. ci Ramadan Expo Dakar bi. depuis kañ nga commencé exposer sa médicament yi fii. samedi. waaw samedi la ñu ñëw fii. année bii nga commencé wala yàgg ngaa assister ci seen kii. yàgg naa ko. yàgg naa fi ñëw parce que. DRT Cosé moo ñu fi indi waa Jës lañu daf ñu fi indi pour suñu bagages yi ñu ko fiy jaay si ñu ko fiy jaay moo ñu jàppale moo ñu encadré moo ñu fayal asanda yi nekk yi moo ñu defal formation mi yii yëpp. dafa yebal foofu ay nit ñuy defar ay formation même ñee ñëpp ñoo bokk fi ñu jóge taabal yee yëpp ñoo bokk ku nekk ak li nga yëngatu mais boo gisee ma jël lii mooy yëfu koor ak araw ak nebadaay ak tamaate ak karasol mooy période koor gi moo tax ma gën a indi yooyu xam nga suukar kenn du ko lekk ci koor lu bari mais mën naa ko def mais du période bi laa koy defee mais yëpp formation yëpp DC COSEC moo ñu ko formé moo ñu jàppale moo ñu indi fii moo ba suñu dat jeex ñu daal di ñibbi. fayoo leen dara moo ñu fayal daf ñuy woo rek ne ñëw leen nangami nit nañ ñëw fayal naa leen moo ñu fayal place bi ñu nekkee. yow yan ak yan ngay jaay. li may jaay sax ñee sax jaayuñu ko ndax sama bos naturel la moom lay docteur yi di. moom la nit ku ñuul ñu di faj ay diabète tension
lépp lay faj moo tax lu naturel laa indi te xam nga araw beeg sànqal si pour koor gi la moo tax ma indi ko loolu moo tax ma indi lii yëpp day faj moom tax ma tamaate ji tool laa ci am sama doom indi ma teg ko kër ga su may ñëw indi tuuti ma def may jaay te maa ngi jaay mu ngi dem. waaw mu ngi dem client ñu ngi ñëw yi ma indi woon bari na waaye sant naa ci yàlla bu baax. léegi nit ñi fii rek lañ leen mën a fekk si bu ñu bëggee jënd si li ngay. sama numéro téléphone a nga nii sama numéro téléphone a ngi fi ku bëgg lu bari. ci nga may woo nga wax ma fan lay tase ak yow. ma indil la am na ñi ma jaay karasol jël nañ numéro bi pour suñu soxlaa ñu ñëw woo ma am fu may tase ak ñoom moom la ñuy joxe ku jënd ñu jox la carte visite pour boo soxlaa waaw. carte de visite yi la. waaw bii. ku bëgg jënd ci garab yi muy jaay mën nga ko woo ci numéro bi 70 645 40 43 70 645 40 43. merci soxna si na nga def. ça va maa ngi fi yaa ngi si jàmm bu baax maa ngi sant yàlla bu baax. baal ñu fàttali ñu tur bi ak sant bi. Ndeye Coumba Seck. yan matériel ngay jaay fii. waa jërëjëf d'abord maa ngi lay remercier bu baax ci déplacement bi ngeen def pour ñëw fii pour mën a gëstu ci li ñuy def parce que ñun moom liggéey rek a ñu tax a jóg léegi nag dañoo indi fi ay fourneau yoo xamante ne nii innové pour jigéen ñi Sénégal parce que xam nañ jigéen ñi Sénégal ni ñuy toggee ni ñu fonkee togg ni ñu bëggee togg pour ñu noppalal leen nag ñu indi leen ay fourneau yoo xamante ni këriñ lay jël charbon am na boo xam ne tamit charbon de bois lay jël mat waa day na sakkanal poche yi yomb du la taqalal du la poussièreal waaw. différence la am ak gaz yi. waaw différence bi bari na déjà bii moom këriñ la suñu cosaan këriñ ko xam koy toggee di nga xam ne dafa neex a toggee moo dàq goût bi bokkul ak gaz moom ni nga mën a toggee këriñ jël sa temps mu baara la loolu yëpp amul ci gaz moom togg yàkkamti la mais fourneau bi moom këriñ lay def dina la sakkanal déjà gaz bi moom da ngay teg du mat sax semaine te bii moom da ngay teg sax sa saako këriñ man bañ naa ba jigéen ñi dama leen wax nañ jënd saako këriñ rek teg dina mën def ak yow 1 mois saako këriñ bi de plus sax parce que ça dépend aussi ci yow li ngay togg voilà fourneau bi am na bu ndaw am na bu mag am na tamit bu gën a mag am buy def matt aussi waaw différence bi ak gaz bi moom déjà dafay durer dañ la koy garantie 1 an. acier la matière bi acier la. fan la jóge mi ngi jóge Kenya. waaw Kenya la jóge ñu ngi bëgg nag pour fii Sénégal ñu koy mën defar waaw mais pour l'instant moom Kenya la jóge waaw. Expo Dakar bi depuis kañ nga commencé assister seen exposition. année bii rek parce que ñun fi mu nekk nii 1 an rek lañ defagul waaw bi mu fi ñëwee ak léegi 1 an rek la defagul. association la wala benn entreprise la. entreprise la. nu mu tudd. Jikokowa mais Bournois c'est que xam na ñoo xamante ni nii dañu booloo def kii ku nekk nag génne sa marque waaw bii nag Jikokowa la tudd. sunu siège mi ngi Sacré-Cœur 3 waaw fa lañ nekk léegi dañu def expo mais man ak sama sœur bi ñoo fi nekk Fatou waaw. seen publicité mi ngi jàll wala ci réseaux sociaux yeeg yooyu. waaw suñu publicité déjà mi ngi jàll télévision ñi ngi def publicité ñun tamit ñi ngi def publicité ak suñuy moyen déjà mi ngi ci Auchan exclusif Prix Doux grande surface yëpp mi ngi fa. waaw ñun tamit ñu ngi koy wane di dem ci terrain bi chaque semaine dañuy def activation defar ay togg maye def publicité gars yi moom xam nañ ko bëgg nañ ko. clientèle bi ñu ngi leen di wuyu ci. ñu ngi ñuy wuyu bu baax macha allah ñu ngi ñuy wuyu moom. parce que dafa jekk civilisé boo ko gisee da ngay foog ne électrique la te kii la charbon lay jël noonu. moom laa ko tegoon sax pour man électrique. mi ngi noonu ku gis danaan nag électrique la te fekk gis nga jongama ba dee. neex a teg si waañ. waaw te du jël këriñ bu bëri surtout loolu ñun économique bi pour sakkanal borom kër yi seeni poche moo ñu si gën a jublu pour ñu indi ko dafa metti waaw wax dëgg yàlla man démb damay togg mais man dama koy toggee sama kër ñeneen ñi di ko toggee gaz bi jeex mais dañu obligé boyal jël ko mais man moom sama kër dama siy togg bu mag bi ak bu ndaw bi waaw. pour internet yu ñuy seetaan buñ demee ba gis vidéo bi nan la ñuy buñ dem ba bëgg ci li ngeen di jaay nan la ñuy def pour mën leen a woo. bu ñu ko bëgg am na si grande surface yi am na si ñun tamit am nañ suñu contact site internet bi yëpp. kon mën nga ñu rappeler seen numéro yi. suñu numéro yi waaw ku ko soxla nii ci 76 500 78 78 aussi ci numéro Fatou Ndiaye 77 947 29 47 Ndeye Coumba Seck 77
789 01 93. seen entreprise bi ay jigéen kese la. ay jigéen kese la nag parce que ñun moom dañoo féministe ay jigéen kese lañ fi jël am na tuuti góor rek tuuti pour sagal leen. waaw bariwul. pour may leen tuuti buzz rek. waaw kay mais jigéen ñi ñoom ñoo si ëpp vraiment. léegi merci beaucoup ñu ngi lay jaajëfal bu baax ba beneen yoon incha allah. maa ngi lay jaajëfal bu baax yow tamit merci. soxna si noo def. maa ngi fi rek. yaa ngi si jàmm bu baax. sant bu baax. naka koor gi. ça va sant. ñëwoon nañ tey ci Ramadan Expo Dakar bi ñu gis ni sa place bi yaa ngi na trop macha allah mun nga ñu fàttali tur bi ak sant bi. Jëmb Faa. yan vaisselle ngay jaayee fii. man vaisselle yu baax vaisselle qualité laay jaay. depuis kañ nga commencé jaayee fii. foire bii nii def nañ fi 15 ans. bi mooy 4e édition bi. waaw bii nii bu Ramadan bi waaw mais foire internationale bi dañuy exposé ñun. yan ak yan ngay jaay fii nga expliqué mbokk internet yi pour ñu mën a xam ni Ramadan Expo Dakar bi. waaw man fii moom ku bëgg vaisselle bu baax vaisselle originale moom ñëwal Gama parce que ñun li ñuy jaay qualité la te ragaluñ ko benn yoon. waaw ku ñu jaay ku nekk doo mer duñ la jaay luy furi duñ la jaay luy raxas muy lëndam wala muy def beneen taas waaw suñuy bagage moom ñun ku ne xam na ko. ay vaisselle kese ngay jaay gis maa ngi seen fii tamit yaa ngi jaay ay col ak yooyu. am nañ vaisselle am nañ col am nañ ay jàllaabi ay napp ay dara am nañ ay brodé tamit brodé yu baax brodé yu cher mais yu normal tamit yëpp am nañ. noo leen def ak jaay bi mbaa clients yi ñu ngi leen di wuyu si bu baax. waaw clients yi moom ñu ngi ñëw instant yi ñu ngi commencé di ñëw nii naa peut-être weekend bee taxoon mais ñu ngi commencé di ñëw ndànk. merci ñu ngi lay jaajëfal bu baax ba beneen yoon incha allah. ok merci beaucoup. mbokku internautes yi comme nuñ leen ko waxee ñu ngi woon fii tey ci CICES ci foire bi am chaque mois de Ramadan muy Ramadan Expo Dakar c'est la 4e édition gis nañu stand yi yànj na trop macha allah kon daw leen gaaw wuyu si leen pour gis seen produit yi ñuy jaay ñu ngi leen di jox dig daje ci beneen numéro incha allah merci.